nañ mooy fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi nañ mooy fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. salaamaaleykum mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi jërë ngeen jëf ci seen ànd ak TFM ci seen émission faram-fàcce bi mujj laata koor gi nga xam ni moom la ñu dëgmal di gërëm sunu invité tey bi Gaston Mbengue salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. ñu ngi lay gërëm itam ci nangu wuyu si bi. c'est normal ñëpp ay sénégalais la léegi sama goro soo ma invité damay ñëw. mu ngi noonu leen loo xam ni itam seetlu nañ ko. ci xew-xew yi fi mujj ci jamono bala ñoo xuus ci yeneen ndax tey daañu waxtaan ak yeneen ak yow politique waxtaan nag goney Sénégal ñàkkum xëy geeg coonay jamono yi dal waa Sénégal yeeg rawatina ay ndawam waaye dañuy njëkkee làmb ji nga xam ni njëkk ji mag ci Sénégal gannaaw toog bu yàgg ci réew mi ndax coronavirus yi dañu ubbiwaat ko affiche bi gën a mag bi njëkk yaa ko tëgg keroog dimanche diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 bala ñoo xuus ci yeneen xeetu bilan sportif bi njëkk ndax dégg nañ la ngay tawat lool ni làmb ji mujjee. waaw jërëjëf Babacar maa ngi nuyu sénégalais yëpp di baalu àq ñëpp aussi di nuyu sama waajur yi di leen ñaanal di ñaanal sama waajur yi fi jóge di nuyu samay njaboot samay sœur samay frère samay jarbaat di nuyu daal askanu Sénégal yëpp rawatina ci nag waa Louga ak waa Ndande ak waa Kébémer ak waa Boqal donc comme ni nga ko waxee làmb ji aspect sportif bi effectivement fête la woon te Sénégal gi yëpp xam nañ ni c'était une grande fête mu tombé ak fête de l'indépendance mu amoon toutes les facettes de la culture sénégalaise facettes yëpp nit ñëpp kontaan mu nekk bis bu rëy nit ñi wuy si aussi mais ba nu demee ba ca cëppaandaw ga nag comme li nu tuddee woon combat bu mag bi ca man ma mujj ko tuddee un non combat parce que du woon combat kenn gisu fa woon bëre d'ailleurs lu mel noonu maa ngi ciy invité sax CNG bi ko ñu xoolaat texte yi pour ñu seet ay yeneen dispositions yu ñuy jël ci kaawu combat yu terminé nii. parce que lu ñu war a mën a changer ci règlement bi bu demee nii. bu demee nii xam nga jël ay dizaines de millions jox ko ay mbër ñuy def li ñu def dimanche bu yeboo sax am ci ku doon song ak ku ñàkkula song ak yooyu yëpp mais li ñu def dimanche man mënuma ko teg yëfu champion. te loolu su amee man li may proposer mooy que tey mbër yi ñu desee leen par exemple ku ci ne 20 millions jar nañu dagg 10 millions yi delloo promoteurs yi 10 millions yi ci def CNG dagg ci ay sanctions pécuniaires am ci avertissement yeeg dégâts yi ñu def ci làmb jëla ca des ñu jox leen ko parce que loolu mooy yoon parce que mënoo toog ñu fay lay dizaine de millions nga def lu la neex pare ñu jox la sa xaalis bépp nga dem. man nag mënu ma koo téye parce que xaalis bi moom bien avant may tëgg am bis bi jot yóbbu naa ko CNG ba nu téye ko mais CNG ñoo war a def règlement boo xam ne pour sauver amateurs yi sauver promoteurs yi parce que loolu suñu ko defee mu wóor la ni am na façon comportement boo xam ne soo ko defee ci làmb da nga perte 10 millions wala 20 millions soo fay woon 50 millions mën ngaa perte soo fay woon 100 millions mën ngaa perte presque 25 millions ci reliquat bi da nga bëri. jël dana am tricherie du am. mais est-ce que ci wàllu règlement bi grand wu ni war nañ ko gën a mën a organiser mu gën a am Pastef ba nga xam ni kenn du taxaw di seetaan faaw songoo am faaw dóorante am ginnaaw bëre dóor la. loolu lépp war naa mën a nekk parce que CNG bi ci boppam ñoom mu amee boobu liggéey kooku man promoteur rek la CNG moo yilif mbër yi moo yilif moom mooy defar règlement yi moo koy soppi. war nga ci am xalaat parce que li nga doon promoteur justement war na tax. waaw naka noonu tam conseiller nga ci CNG bi. waaw mais xalaat bi ma ci am moo tax ma wax la proposition bi ma njëkk a wax ni dagg genn wàllu cachet bi. au-delà de dagg bi. waaw sur le plan purement sportif. lan lañ mën a war a organiser waatee combat yi. xam nga mbërum làmb moom xaalis rek la gëmul leneen purement sportif soo ko mënoo ko ay suspension ak ay yooyu yëpp xaalis bi la gëm la Alioune Sarr daan wax président Alioune Sarr loolu tax ñu indi woon fi ay dagg minute 10 000. parce que soo ma saan a tardé ñu ni minute 1000 francs
mën ngaa tardé 30 minutes muy 30. muy 30 minutes mais waroo wax ni mbër yi xaalis la ñu gëm yow miy tëgg itam xaalis nga bëgg. mais dama gëm xaalis mais dama koy teg ci yoon. waaw xaalis laa gëm ku gëmul xaalis amul yéen ñëpp xaalis ngeen gëm ku gëmul xaalis amul. kon kay bu leen xas yaa ngi liggéey seen kaw yàgg nga liggéey seen non man liggéeyu 30 ans ngi nii yaa ngi liggéey ci kaw mbër yi man liggéeyu ma ci ginnaaw kenn su fekkee ni coow rek nga bëgg foofu tey da nga ko am man liggéeyu ma ci ginnaaw kenn dama jël ay risques yi ma jëlit ñu ko ñemee jël Sénégal bariwul su yomboon Sénégal dootuñ nangu nag ñu toll ba 2021 ngay waxi perte ak waxi ba ñu doonee tout tànk ba léegi damaa perte boo doon perte doo ci duggaat waaye mais dama ni xam nga yàgg naa wax ni làmb nattu yàlla la li muy nattoo nit mu dugg ci sàngara di naan rek du neex say mbokk du neex dara wala ngay drogué wu xam nga du neex kenn. loolu moom gëmuñu ko. waaw su la neexee nga bañ koo gëm mais man gëm naa ko man mi nga xam ni kenn sexaluma suukar pour may wax làmb ji maa ci dugal sama bopp yàlla nattu ma dugg ci li ma ci perte it maa ko xam li ma yaakaar ni dinaa ko ci gagné it mën naa am sama yaakaar su ma sañoon du ma perte su ma sañoon damay organiser di gagné mbëri di ci am mbëri sax di gën a yokku mais làmb bërki démb làmb ji fees na del kenn jaayuma 40 millions. waaw mais parce que ñetti te fay naa lu presque 200 millions. ñetti siis yu ne benn bi da nga amoon droit jaay. waaw d'accord mais dama ni. waaye làmb ji nekk na presque 200 millions budget bi jaayuma 40 millions c'est bien vrai samay relations humaines nag ku nekk yaa am nag say relations humaines muy yéen ñi am ngeen ay relations humaines am na nu ngeen di tojee seen bopp jinax yéen a ko xam am naa samay ay relation yoo xam ni tey man bu yóbboo ñu catu xam naa nit ñi sponsors yi xam naa leen dañu may jox léegi man ba may fay mbëri 100 millions sponsor moo ma daan jox xaalis bu bari ma séddalewaat ko mbëri parce que man moomu ko mbëri yoo ko moom ñooy bëri noonu laa ko tege woon pour am mon esprit de solidarité de partage mais su dee mu doon tey sax du ma def loolu damay jël sama wàll ba pare soog leen di toujours loolu ngay wax ma ni la su doon dem toujours loolu ngay wax moom laay wax moom laa kon ne wax say am di jàmb ñoo lay jël di la jox xaalis comme ça ngay organiser noonu la kan ji da nga ni am ngay relation waaw samay relation mais joxunu ma xaalis mayunu ma ko ci seen budget de communication lañ koy jëlee làmb c'est un facteur de communication un facteur de stabilité un facteur de communication y a pas meilleur facteur de communication que làmb fi ñu toll tey football bi en Europe partout dans le monde sport moom mooy sport moo amee presque communication. xam naa marketing produit lamb bi démb ngay wax pas lamb bi tey. non ci li ngay wax nii naan facteur de nangam. waaw non facteur de développement facteur de stabilité. xam nga ni réew mi développement gi moom. nañ ci waxtaan ci kanam. waaw facteur de développement bi xam mën nga ci waxtaan. léegi ca kanam d'accord ca kanam. facteur de stabilité parce que tey soo gisoon li xew ci réew mi nga xam ni léegi ku nekk lu la neex wax. kenn amatul discipline ku nekk lu la neex wax ku mu ne su la neex ngeen rangale fii seen plateau bi def ci teg fi ay donneurs de leçons ku ci nekk yi wax lu la neex di jaay ni ay intellectuel lañu ñu dàq gën leen a nekk intellectuel fukki yoon ak juróom suñu doom yi dàq leen a jàng gën leen a nekk intellectuel ngeen nekk ay donneurs de leçons. non yow moom doo intellectuel. waaw d'accord mais kon ma am doom yoo xam ne ñu leen gën a nekk intellectuel dàq leen a jàng. ëpp leen bagage technique bagage intellectuel. ngeen nekk mel ni ay donneur de leçon lu leen neex wax ku leen neex xas président xas ministre xas ku leen neex ngeen xas ko xas juge xas policier xas armée lu leen neex ngeen def ba indi fi loo xam ni da nga maam tey kenn mujj na bi làmb ji taxawee kenn seetaanatul làmb lu leen neex ngeen invité teg nit ñi ñuy def lu leen neex di xaste bëgg a taal réew mi ci ñi bëgg a taal réew mi kenn amu ci kër goo taal. da ngaa jàpp ne làmb ji moo dalal réew mi fi ñu toll. waaw fi ñu toll làmb ji dalal na ko baax ku gis li fi xew bërki démb ku gis li fi xew semaine yële passé nga xam ne booba nit ñi sonn may ragal nga juuma. nit ñi sonn erreur d'appréciation ñu fatoon leen man juumuma man du ma naa fekk juumuma naa fekk rek ay lay wax ni damaa juum man juumuma du ma naa fekk li fi xewoon bërki démb ca fan yële tëju bu ëpp la. lan la làmb ji mën ci xolu nit ñi. lan la yeex ci ni réew mi demee. mais laaj ko nit ñi xam nañ lu làmb ji man ci xolu nit ñi bërki démb nit ñëpp a génn làmb ji toog 2 mois ñëpp di ko waxtaane ñëpp xam nañ ni làmb ji ba léegi fi ñu toll malgré li fa xew ci dernier combat bi ba léegi moom la nit ñi waxtaane loolu lu yàlla dogal la lu yàlla def ci làmb ji la nga naj sa combat xawtul nga xañ ko sénégalais yi nit ñi toog naan dañ koy wane duñ ko wane ñi ne Tamba ak Bunkiling ñoom seen bëgg a gis combat mënuñ koo gis xam nga Sénégal il faut que nit ñi am culture wu jënd billet il faut que nit ñi am culture wu fay mënuñu rek lépp ñu ni gratuit. mënoo wékk lamb ci billet seen télévision yi ngeen mënoo wékk lamb ci billet seen télévision yi ngeen yor seen site yi ngeen yor xaalis bu bari ngeen ciy liggéey te waxu leen ko kenn ay vues ngeen di wut
di wut nekk ci Google beeg YouTube beeg lépp da ngeen ci gagné xaalis employé yi sax xamuñu lu ngeen ciy gagné nit ñi xamuñu lu ngeen ciy gagné ñu bëgg koo jaar ak sama làmb dund leen sama kaw pendant depuis 92 di dund ci sama kaw samay produits yëguma ci dara léegi nag attends naa nag léegi moo tax ma ubbi sama site ubbi sama lépp di ci jaarale sama làmb mais nit ku ne yaa xam nooy tooyee sa bopp ji nax boo ko jaarale woon TFM sa bamba gën a maase. waaye dama ni TFM yàgg naa fay jaarale sama bamba maase wul. yow mi toog fii tagg yu su dama ni tagg naa ñëpp man sénégalais la su ma tawee sénégalais yëpp baax. su ma tawee loolu nag mënu leen ni da ngay am péete. waaye tey fii suba fële sama alal maa ko moom nag lu may am péete su fekkee dañ laa yónni moo tax nga invité ko pour wax ma loolu tey ñu defante ko man maa moom sama yëf. man maa moom sama yëf ñëpp laa yemale. Youssou Ndour sama nit la sama xarit la mais man lépp ci yoon laa koy teg su ma toogee tey di wut combat ay nitam ak ay kéem di taxaw di fu ma mbër mu may waxaale ci guddi ga ñu def fa ñoom maa woog ñooñu ñëpp dem di waxaale samay combat di yàq samay combat ba ma taxawal samay combat di leen jox sama combat du ma ko fu ngeen ko teg du ma ko def man xam naa sama bopp xam naa fi ma bokk aussi am naa sama fulla am naa sama fayda. xam nga lamb ju mag jaar ci télé bu mag tamit. télé yëpp a mag 2STV géem a jaar moo leen mag foofu moo leen mag fuuf laa wax. léegi. waaw léegi lamb ji Macky Sall nga ko tuddee. waaw. nee nga budget bi 200 millions la jaayoo 40 millions de billets. moom lu mu la jox. gannaaw moom nga ko tuddee drapeau Macky Sall. joxuma dara. non Gaston xam nga tamit. xam nga ci télé lay waxee. ci télé lay waxee Macky Sall sama rakk la sama président la sama nit la Macky su doon Macky Sall rek tey su doon moom rek ak coobareem tey dana ma lu ne mën naa ko am ci Sénégal. parce que ñii fi nekk tey nekk milliardaire ci Sénégal bi may ñëw fii en 1976 en 90 88 90 bi may am million ñi milliardaires yi kenn amu ci woon 100 000. ba ngay jógee Louga. ba may jógee Louga bi ma ñëwee ba liggéey fi million tey milliardaires yi nga xam ne tey Ablaye Wade leen defar ak même Macky Sall leen defar kenn amu fi woon 100 000 ñoo leen teg ci position yu ñu ko amee. ça ne veut rien dire Gaston. waaw non dama ni ñoo leen teg ci position yu ñu ko amee position boobu su ma cee tegoon ma am lu ko. ndax man liggéeykat laa. xaw ma leneen taxaw nga ci position Abdou Diouf Laye Wade léegi yaa ngi Macky. xam nga dama ni Abdou Diouf mosuma jox dërëm Ablaye Wade mosuma jox dërëm. Macky Sall Macky Sall sax leen tane. Abdou Diouf laa bokkal mais Macky Sall sax leen tane Macky Sall au moins maa ngi liggéey maa ngi xam nga du question jox nit da nga koy teg ci position boo xam ni xam nga Sénégalais milliardaire. état du jox kenn milliard da lay teg ci position boo amee milliard di liggéey di ci fajaale soxla ñeneen di créer emploi di defar man depuis 92 maa ngi ci làmb ji tey mbër yëpp a ngi tabax mbër yëpp a ngi dawali 4x4 mba nit ñaa ngi liggéey ci làmb ji. làmb ji nag moo la naatal na. oui loolu nga defee ni. man ba ma naatee. booba defe naa ni yaa ngay jàng. laaj ma sa patron Youssou Ndour xam na ndax léegi laa naat wala déet man teel naa ñëw Dakar man liggéey laa ma sa xam. reyante laa xam xaw ma leneen. mais Macky joxu la dara moom vraiment foog ñu expliquer ñu ko. non Macky joxuma woowuma te Macky war na maa jox sax. su ma joxee segam ñu ndaw ndawaan ci sax la ñuy tuddee drapeau ñu def ci dara. waaw dara dama président de la République. su ma joxee war na maa jox su ma joxul war na maa jox parce que li ma koy defal kenn deful ko ci Sénégal. loo ko defal. li ma koy defal. lan nga ko defal. mais xam nga man li ma koy defal man xam naa ko xam nga tey woote meeting. di waxal di def yu kenn xamul yooyu amul réew man au moins maa ngi calmer ay jeunesse am maa ngi calmer ay sportif am. c'est trop prétentieux hein. je suis très prétentieux parce que ma ko def. parce que fii suul jëf ngeen xam suul ndaanaan lu Sénégalais yi xam. yéen ñu mu. mooy taar Sénégalais yi en général. dañuy suul ndaanaan dañuy suul jëf man je me bats pour le président Macky Sall dama koy def ci je l'assume parce que mi ngi may defal. di ma liggéeyal réew mi ngi defar réew mi man pour man je suis sûr que li muy liggéey ci réew mi après ñëpp yi comprendre. tëgg làmb mooy defal Macky Sall. non tëgg làmb man nag attends man ñii fi nekk ci réew mi kenn gënuma ci populaire kenn ëppuma ci nit kenn ëppuma ci audience man xam naa sama bopp. amoo base politique amoo dara. man xam naa sama bopp xam nga base politique. xam nga ndeysaan sama xarit Youssou Ndour fekkee ko ci boole. dafa liggéey ba fekkee boole ko ci man ak jëfama ci boole. am audience bi ñëpp am ministre mi yëg député mi yëpp maa leen ëpp audience. bu làmb ji tëjee rek ñu fàtte la. man kenn du ma fàtte man kenn du ma fàtte ci àddina ku jub ku honnête ku gëm yàlla ku ne du ma fàtte.
ku gëmul yàlla nag ku bon ku soxor moo may fàtte mais man kenn mënu maa fàtte ku ma fàtte it man samay waajur fàttewul ma samay mbokk fàttewul ma ñi baax ci réew mi fàttewul ma. expliquer ñu Macky Sall joxu la loolu moom vraiment naqare naa comprendre. mais yéen lan ngeen dama ne la déggoo li ma la wax Macky Sall su ma joxee war na maa jox su ma joxul war na maa jox. lu tax joxu la mais li tax jox mooy lan man damay liggéey. drapeau bu ñu la tuddee kay. waaw d'accord drapeau bu ma ko tuddee man mais li may defal li muy liggéey Sénégal dama ko cee fay dara mi ngi liggéey Sénégal est-ce que waa Sénégal lu nga ci fay bala maa dee ñuy wax parce que ñu ngi ko jox suñu xaalis les contribuables ñu ngi ko jox mais day liggéey ku liggéey ñu jox la loolu. c'est que nag ba ngay dóor marto sax xewagul quoi. ba may dóor. marto xewagul parce que li nga ñuy wax nii. xanaa man da ngay wax. naag sa patron ñëpp bi ñuy dóor marto dara xewul di ñun ñëpp la ñuy dóor marto. te nga yow yaa nekk ci émission bi waaye sama xarit yaa ma indi këram di wax ñun ñëpp dañuy dóor marto. waxal sa marto dañuy dóor marto ñun ñëpp man nag sama dóor marto dalagul mais bis bu dalee ma am. nu mu demee noonu ba ki nga tuddee drapeau bi njiitu réew mi. waaw dugalul loxoom ci combat bi. mais combat bi passé gul di dana ci dugal loxoom. xam naa ni dana ci dugal loxoom combat bi nag passé gul mais xam naa ni dana ci dugal loxoom parce que fi muy dugal loxoom yëpp fii ko importance. bul jël ndax man lu ma joxit bul jël làmb ji teg ko ci kaw lépp lu ma joxit ma delloowaat ko ci làmb ji delloo ko ci jeunesse bi ci mbër yi laa koy delloo parce que man kenn gënuma mieux placé pour jàppale mbër yi kenn. lim la war a jox bu la ko joxoon avant xëy na mooy gën non. non avant ak après laay man yàkkamti wu ma te seenu su ma joxul li danaa continuer li may def ndax man fii mu nekk kenn mënul dara ku yàlla jàppale rek a fi nekk. waaw mbër yi loo leen fay Lac de Guiers ak Eumeu Sène. fay naa leen xaalis bu bari mais du fii laa koy waxee du ma parce que laaju mën a la Youssou Ndour. la ñàkk transparence weesuwul loolu. waaw non dama ñoom Sadio Mané xam nañ ñu leen jaayee xam nañ ñu leen di fay. dama ni transparence ngay wax ñaata la Youssou Ndour di fay. ma ne ak ñaata ngay jox sa jabar. man sportif dama ni dans le monde des sports tout est transparent. dama ni dans le monde de tout il faut être transparent sa jabar ñaata la nga koy jox dépense. ñaata ngay jox sa jabar dépense. bu ñu leen defee nii waxtaan bi du sotti. non soo ma waxee nii rek. ma waxee nii dañ lay laaj da ngay tontu ma la fekk ci li la neex. loo ma wax ma tontu la ñaata ngay fayu pour sa jabar yi dégg ko. bon yàgg nañu wax ni da ngeen li ngeen di déclaré de toute façon. mais yow li ngeen di fay. li ngay déclaré sa waa kër wax xamuñu ñaata la est-ce que loolooy dëgg mais man li may wóor mooy ay centaine de millions maa ngi koy fay ci làmb ji mbër yi merunu mbër moo wootee merum. est-ce que la nga daan joxe da nga ko wàññi ndax coronavirus beeg ñoom seen. non wàññiwuma dara te corona bi ñëpp lu mbiru yàlla la lu kenn tey nit ñaa ngi man ci biir corona laa taxawale combat yi bi may taxawal combat yi nit ñaa ngi dàq seen i employé ñii di wàññi salaire man ci diggu corona bi laa taxawale combat yi lépp bon suñu waxee ñu ne de sa bopp ngay jàppale mais. une partie ci maa ngi jàppale réew mi parce que réew mi ci laa bokk su ma leen jàppale war naa leen a jàppale su ma leen jàppalewul war naa leen a jàppale moi je suis un homme de partage un homme de solidarité damay partager lu ma mës a am demal Louga gëm a dëkk nga laajte moom foo nga ñëw bu am fa jabar demal man nga faa dem laajte moom. Louga moom defoo fa dara. waaw d'accord defoo fa dara man xam naa yow min fa may jabar de war ngaa ñëw kon def fa dara ak sama place. léegi ginnaaw na nga wax ñu la ñu fay dana lañ dégg naan Eumeu Sène daf la amel xaalis ak ñoom seen. xam naa da nga ko ci teq wala. mais non Eumeu Sène sama doom la du nekkuma fi pour teqanteeg moom. li ma amee da nga ko fay li nga ko war a fay. noonu dama ko fay li ma ko war a fay lu ma manti ameel diggante papa la ak doom Eumeu Sène su ma amee loon 100 millions du ci combat la koy laajee. sama doom la ni yeneen mbër yëpp nekkee sama doom nag mbër mu ci nekkit jaar naa ak yow foo xam ni jaaru ngor laa fa jaar ak yow teg la ci yoon pour nga réussir sa àddina ñi ci am chance tegu nañ ci yoon réussir nañ seen àddina yàlla nag waxul matalewul lépp. Lac de Guiers 2. ñi koy critiquer est-ce que jaadu na lu tax rek ñoom nit ñi bëgg. moom mu ñëw di attaquer di song. bëri kay ñaar la. waaw bëri ñaar la Lac de Guiers song na songaat man critiqué wu ma Lac de Guiers critiqué wu ma Eumeu Sène ñoom ñaar rek critiqué wu ma leen pour critiquer kenn bàyyi ki ñoom ñaar ñëpp laa critiqué man. parce que man pour man li ñu def du bëri. c'est injuste ñu song Lac de Guiers comme ça Lac de Guiers dañ koy pousse di ko songi ci combat surtout gars yi nit ñi kenn kontaanul Sénégal gépp kenn kontaanul keneen ku wax leneen naa fekk nga te man bugguma nekk naa fekk. comme arène bi keroog feet gi dafa neex Sénégal gépp kontaan ci feet gi
ba combat Modou Anta Diène Kaïré nit ñi kontaan ba bi ñuy taal suñuy feu d'artifice nit ñi kontaan ñëpp xam na ni c'était une fête une belle fête. mais ñoom ñi nga xam ne ñoo doon tête d'affiche combat bu sottiwul dafa neexul kenn. même suñu joxee Lac de Guiers victoire sur décision arbitrale victoire boobu neexul Lac de Guiers. Lac de Guiers sans yoon day daan ci li ma yaakaar mais victoire boobu waru ko neex. léegi ci wàllu Lac de Guiers moom ak match nul yi ñu ne daf ko bëri la lool. am na ñu naan kenn waru koo tëggal ci combat est-ce que yow di nga tëggalaat combat Lac 2. yàlla rek a xam xaw ma ndax dinaa tëggalaat combat. doo ko beddi en tout cas. du ma beddi kenn ñoom samay doom lañu. du ma beddi kenn man. yaa ngi naan samay doom rek waaye ñu ngi naan yaa Gris Bordeaux mooy loolu seen diggante xaw naa ñagas naqari. non dara ñagasalu ko. dara yéen sax xëy na yéen a ko monté woon ba mu ñëw bëgg a ba mu ñëwee ñi ngeen xañ ko ba pare wutal loon yéen ñi ko war a wutal combat. delloo la sa avance ak yëpp waaw yéen a ko war a wutal combat yéen ñi ko monté woon ba mu yàq combat am fee. ñooy wax ni xanaa. yéen seen seen structure bi nekk fii di tëgg làmb. nit ñi amuñ droit tëgg làmb. am ngeen ko droit kay. bu baax sax bu baax. mais nag tëgg làmb nag sainement amul tëgg làmb pour di yàqalaate man lu may tëgg it man ci yoon laa koy teg. mais du ma ñëw fekk Babacar Fall waxaale combat am guddi ma ñëw fa topp ko Babacar dégg nga mën naa laa fay léegi te ñëwal ma tëgg laa dégg nga dinaa la yóbbu Angleterre rek dinaa la yóbbu France rek. mais business moo demee noonu. waaw business su demee noonu yàgg ngaa gis kuy dox mbër yow nga dox ko. non man du ma def yooyu man du ma gis nga man du ma def loolu jamais dara jarul ko dara xam nga combat Luc Nicolaï bi mu yàggee am na ay nit Luc mais c'est un sportif jàmbaar la liggéeykat la. bi mu nekkee ci jafe-jafe sax am nañu ñëw ni ma mais doo jël combat bi man leen du ma ko laal su ma mbëri fay woon 1 million bugguma tant que Luc parewul ci combat bi ñaari mbër yooyu bugguma ci kenn tant que Luc parewul ci parce que man du noonu lay wute nit ñi Gaston soo ko soree da nga koy bañ mais soo ko jegee xam kan nga jege soo ko soree nag man nga koo bañ man nga ko taxé lu ne man nga ko dëkkal fu ne mais man xam naa sama bopp. mais làmb jeeg mbooloo ma fa dajoo gars yi soluñ masque respecté wuñ geste barrière yi est-ce que xam ngeen ne yéen ak waa APR rek seen meeting yooyu bu corona bi yéegee fan yi yéen a. yaa xanaa da ngaa bëgg a tooñati waa APR yi ñoom ñoo meeting ñoo xam nga meeting xam nga man làmb ji bañ naa ko ba benn ONG action bu docteur Ndiaye Daouda Ndiaye moo ñëw indi 10 000 masques taxaw ci bunt yi. te avant mu koy déclaré indi dama ne woon te nit ñi ñun ñoo mën a faj suñu bopp masque 100 francs lay jar nit ku ne war ngaa mën a am ñaari masque def benn bi sa poche amee sa butéelu gelu 200 francs mais lépp lu taxaw rek nga ni nan ma ko jox le président Macky Sall mooy ñëw di solal nit ñi masque ak leen moom mën naa joxe conseil mën naa joxe instruction mën naa sensibiliser suñu wuti vaccin jotee muy wuti vaccin ñëw indil ñu mais am na loo xam ne nag ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp. te teewul keroog Daouda Ndiaye docteur Daouda Ndiaye moo koy remercier au passage d'ailleurs ñëw na indi yooyu yëpp teg. nit ñi nag ñun stade bi 20 000 places. 20 000 places lay def 22 000. ñun on a fabriqué 10 000 billets. mais nit ñi même ba may tëgg Demba Diop di tëgg Léopold Senghor samay billets daawul jeex nit ñi doo xam sax fu ñuy jaar. loolu koo koy jiiñ ñi ànd ak yow ci organisation. non nit ñi doo xam fu ñuy jaar du question jiiñ làmba mel noonu buñ ca football ba sport a mel noonu. bàyyi sa mbokk mu jàll te du fay ak ñoom. waaw yooyu yëpp mën naa am mais làmb jële foofu li ma wóor mooy ña fa nekk ñëpp fayuñu. kon da ngaa perte ni man. non perte bon parce que nag attends j'avais des sponsors yi moom maa ngi leen di. gërëm sponsors yi ñaata nga ci am. maa ngi leen di gërëm di leen remercier la ma ci am soobee yàlla doo ko xam. su fekkee dañ laa yónni pour nga catu ma doo ma catu heureusement ci bant laa toog di ko laal xam naa ne daal wuyu nañ ma seen budget de communication communiqué nañ ci bu bien boole nañ ma ci ni ngeen di jaayee sport di ko génne ci seen télé bi di jaay ba ngeen man cee fayu ngeen ci ami salaire ndax yooyu soo amul woon du ngeen fayu ñooñu it jàppale nañ ma ci sama lam parce que nit laa koo xam ne man nag attends du ma n'importe qui ci dëkk bi ci rek noobu la man daan laa man du ma n'importe qui ci dëkk bi du ma n'importe qui liggéey leen ma xamee ma xam sama bopp aussi. bon
waxuma ci geste barrière yi nga xam ni. waaw mais bu ñu duggee ci stade bi. waaw bu ñu duggee ci stade bi tàncaloo bi mais xanaa da koo bëgg la dégg. dama ne yéen ak waa APR bu corona bi yéegee fan yii APR bu corona yéegee fan yii yéen a APR loolu jàppalewul ma loolu ñuy def jàppalewul Macky Sall parce que ba nu waree jàppale Macky Sall. àndoo ci meeting yi. waaw dama ni ba nu waree jàppale ak nan ko war a jàppalee mën nañ ko jàppalee neneen di ko défendre c'est pas nit ba ab Sonko ñëw génn ku ci nekk yi dem di sa dëkk di dajale nit ñi di sóob pour bañ Macky pour Macky Sall kenn du ko mën a nax. bi Sonko yëngalee dëkk bi dañu waaw ñoom ñëpp ñu jóg pour lii suñu ko teeloon a def kenn du fi ñëwee jóg ak di yëngatu malgré que état d'urgence amoon na nit ñi sonnoon noonu mais suñu ko teeloon def di jege seen population yi dem ci biir population yi di leen jege di wax ak ñoom di leen jàppale ci leen yàlla dimbale kon duñu toog fii nit ba problème am ñoom ñëpp ku ci ne tey départ di wuti buzz dajale nit ñi n'importe comment loolu moo dul yoon di ne dañuy nax le président Macky Sall. mais Macky Sall moo ko seetaan tamit. non non mënuñu nekk ci dëkk boo xam ni nekk ci jamono ji ñuy may ay dajaloo ci ay stade ay politiciens. président Macky Sall li mu man mi ngi koy def président suñu defee ne mën na noonu nax président kenn mënu koo nax naan di tëla de taxaw dafa ni coow am na nii nga ne naa dem di dajalu nit ñi di jéem a nax président kenn mënu koo nax nan honnête nan loyal ak le président Macky Sall nan liggéey nan jege population yi nan tijji seen téléphone yi koo ci woo ku ci kalab-kalab ba nu fal la directeur wala ñu fal la ministre nga tëj sa téléphone muy sonné wala dootoo nangoo gis kenn doo nangoo jege benn minute ñi faloon Macky Sall doo leen nangoo jege ñi ko wotee loon ñi nga xam ne dañoo yendu ci bureau de vote yi di jàppale Macky Sall di ko woteel ci mënunoo jot ci Macky Sall ñëpp war noo mën a jot ci moom mais dafa ñi nga xam ne ñoom la fal ñoo war a jege population yi le président Abdou Diouf dafa amoon ay nit ñoo xam ne xëy na tegoon na leen ci yoon jàppale leen ñu nekk ay grand commerçant grand entrepreneur grand transporteur su daan dem ci benn dëkk ñooy def lépp su gàmmu amee ñooy dimbali population yi mais tey fii su gàmmu amee sax su dara amee ci président palais la ñuy dem pour président Macky Sall génne te ñoom ñu ngi seen i milliards yoo xam ni su doon président Macky Sall duñu ko am. ñoom ñu denc ko ci mais dama fort ci wéyu bay nag ne da nga am mere ñi ànd ak Macky Sall ndax dafa am ay yoo doon séntu maanaam ba ngay dugg ci Macky sax xëy na am na la doon làmb donc kaa dajagul ndax mën naa jël misaal ci wàllu transport bi nga tudd léegi. société Dakar bala ngay àggale waaw bala ngay àggale dama lay dimbali. waaw bi may dugg ci président Macky Sall man président Macky Sall 2008 keroog boo ko Ablaye Wade ba muy jógee ci Ablaye Wade dañuy jiitu ci moom bu mu dëkkee amoon 2 ambassadeurs daaw ma toog ñetti fan yoo xam ne damay ñëw presque toog ak moom lu yàgg mu nekk sama rak ma estimer ko sama bopp boobu du woon dara. ma gis comportement ma ngor ga mu jaay delloo li ñu ko dénkoon lépp mu delloo ko ca man injustice lay bañ man ku nu mas a tooñ ma ñëw toog sa wet. xam nga mënoo jaar suñu kaw noonu. non dem rek jaaruma ci sa kaw. dem nga fi sax grand parti bu Malick Gakou. non Malick Gakou sama rakal est-ce que xam nga benn affaire su ma la ko dugg man mosuma am carte PS mosuma am carte APR mosuma am carte PDS aw ma carte kenn Malick Gakou sama rakk la. ma nekk nga dem bokk ca staffu partem. waaw non mais déggoo li ma wax sama rakk la ni président nekkee sama rakk keroog ba may ñëw ci Macky Sall ba may fay ñëw ba may ñëw bi fekk bi président falu avant président di falu man li ma nekk ak président entre 2008 ak 2012 ñi fi nekk ñëpp di fi taxawal so daaw ma leen gis këram soo ko weddee laajal ñoom Mbaye Ndiaye ñoom Alioune Badara Cissé laajal ñoom daan àndal ma gëm li ma doon def parce que séenu mu ci woon dara ndax man mosuma séenu ci politique dara yii xew nii sax man léegi sax laa xaw a nand tuuti ni gars yi ñu fi nu jaar ba xaalis mais man xaw ma ci woon ci yooyu dara Macky Sall maa ko bëggaloon sama bopp xam na ko it xam naa fi mu ma teg itam xam naa considération bi ma jox. laaj bi moo doon da ngaa mere ñi koy liggéeyal ndax for naa ci yooyu béy nii. léeg-léeg nga ne apporteur d'affaires nga. bu ñu jëlee ci wàllu transport. moom la ci wàllu transport moom la am na bus yu fi Dakar dem dikk. waaw indi woon jëndoon. bokkoon nga ci apporteur d'affaires yi. waaw woon nekkul apporteur d'affaires bi ca nekkoon képp. ngay am looy toog xaar ko ci ba léegi sa wàll jotoo ci. foog na nee nañ looloo tax nga mer. da ngaa bëgg ma leeral la comme yéen da ngeen di for ci weer wu béy ci du ngeen xam apporteur d'affaires googu man dem naa ci Inde 4 fois. pour bisu Dakar dem dikk. waaw dem naa ci Inde 4 fois ànd ak même ñu ko doon wuteeg yëpp dem naa ci Inde 4 fois sonn ci yàq ci samay truc ba yëf yee ñëw contrat it laa amoon ak ay ñeey contrat baa ngi man mais pour bañ dara lu lëndëmal wala seen genre gi nga xam ne dégg nga maam lu nu dégg ba koo xëcc ko ba taxal ci Macky Sall ca Macky Sall yoonam nekku ci pour bañ rek ñu dugg ci yooyu man dëgg bal bi mais ban demee bay toppatoo mais président Macky Sall a tout fait pour man ma jot sama yëf li ma ci am
il a tout fait dem na ba bind mi ngi nii lii mi ngi nii transmission la dossier bu mu bind le ministre des finances mi ngi nii parafe ko lépp pour yu fay ma ba léegi woowunu ma sax defuñu ma. ah bon waaw. Abdoulaye Daouda Diallo. man ne la président lu mu santaane sax ñu koy sant duñ ko def day santaane dañ koy wax ak lay xaw du benn. léegi tax nga mere leen tey. non du question mere mais man maa ngi dund lii su ma ci jotul maa ngi dund. ñaata la. du ma la ko wax. waaw du ma la ko wax mais man maa ngi dund ko président wax man de président même su ma dénkul dara lu ma en tant que président de la République instruction bu ma jox te dinaa ko def mais mënu laa fal ministre wala mu fal le directeur joxe instruction ñuy déglu di sànni teg instruction fële di la lay ñu ngi ci gudul jeex lii day jeex gis nañ fi nguuru Abdou Diouf gis nañ fi Abdoulaye Wade lépp day jeex nañ ci rafet mais bu ñu jël rek affaire yi féetlu ko ci seen bopp ñi gën a jege ko te léeg-léeg dama ragal sax ni am na ci ñoo xam ne dañuy jouer ci ay def ay trafic d'influence président nee na nga defal lii Gaston fekk wala nga jàppale Gaston fekk xëy na suñu leen jàppale jaarale ko ñoom sax Gaston du yëg du dégg. ah bon waaw loolu lépp soupçonné naa. ñu dóor la. waaw xëy na dañuy dóor mais nan dóor yàlla na leen jig dóor yi yàlla na leen jig. tudd nga fi nguur gu jeex bu Macky Sall nekkul ci yoon waa. déedéet Macky Sall nguuru Macky Sall tey su jeexoon gàcce ngaalaamaa Macky Sall. daa war a jeex wala warut a jeex. dama ni su waree jeex day jeex su warul la jeex yàlla moo amee nguur. non dañuy wax yoon. dama ni dañuy wax yoon ak dëgg. lan mooy yoon ak dëgg ci ni réew mi sartoo. waaw dafa war a jeexal 2024 nga laaj ko président conseil constitutionnel. non xam nga loolu mooy. waaw donc dem nga laaj ko ni réew mi sartoo man damaa def droit man dama amee constitution bi nu réew mi sartoo. amoo citoyen. amoo dégg-dégg. non amoom njàng. mu mën a lire bañ a am. alors quoi Macky Sall mi ngi liggéey réew. ñemewoo prononcé wu publiquement ci troisième mandat bi. troisième mandat. man su ma sañoon Macky Sall def 4 wala 5 mandat liggéey bi alal bi muy liggéey su jóge woon fii ci deuxième mandat nit rek lañ fiy teg nit kooku danoo xam lu mu fi indi ak lu muy def. Macky Sall am na ñu ko fi jiitu liggéey. dem mais dama ni am na ñu ko fi liggéey. jeexal dem waaw xam nga jeexal danoo wote ñu ko fi jiitu. mooy jeexal rek mais dama ni. ku xam nga kanay jeexal. te sànce lay Wade rek la yeggale na. non dama ni population yi ñooy jeexal. nguuru nit Abdoulaye Wade ba mu demee di wut troisième mandat population yoo ko jeexal. population rek mën a jeexal Macky Sall mën na fee toog population yi di ko fal mu bëgg a dem population yi ni ko doo fi jóge. parce que ci liggéey mi ngi liggéey man su ma sañoon du fi jóge. parce que kay ñëw. non fekkee ni Abdoulaye. non vraiment Gaston da nga xorom. fekkee ni Babacar Fall ñëw ci Babacar Fall ñëw yàq suñu réew. dëkk bi mënut a toj bërki démb ñëpp gis seen bi moom ci boppam mu waxal boppam ne am na lu mu jàng ci njàngat ci toj-toju dëkk bi yow nga toog fi naan nit ñee ko fal seen xol. dama ni toj-toju dëkk bi nag damaa bëgg nga xam lu ko fi indi li ko fi indi du dara lu tey nekk nañ ci Covid Sénégal vivre moment. ça devient un disque rayé. On sait non da may déglu. Sénégal toog une année de mbas année boo xam ne mosu koo vivre ñu confiné nit ñi mu wóor ni Sénégal tey ci banlieue bi am na nit ñoo xam ne tey wërsëg bi nga am amuñu ko ñu nekk fukki nit ci benn néeg ci la ñuy faran suñu yeewoo war a teel a jóg pour dem wuti lu nu am lu nu jox seen waa kër ñu tëj leen pendant 1 an. kenn xamul mujj na kenn xamatul président demoon na fi ba ni vivons avec le virus mais far affaire bi yokk mu tëjaat ko tey ñu toog benn waaye jóge fële ami problème am ñu yenu yóbbu ñëpp génn profité ji na génnaat tey ba xam ndax nit dina ko topp tey ji nañu yëpp ñëpp ay liggéey ñëpp tal noonu seen bopp. bu ci dugg parce que. dama ni waa jooju nga xam nee na bu deuxième vague amee du baax ci yéen. non ban deuxième vague lu dul baax ci ñun yooyu itam n'importe qui yow ñu gis fii Karim Wade. mu jóg am sëriñ sëg ñëpp ñu doon wax ni suñ ko jàppee jàppanu Khalifa Sall suñ ko jàppee jàppanu ñu jàppale lan ma fi mën a ni loolu mais sama sëriñ bu baax ba Cheikh Béthio Thioune Ousmane Sonko du Karim Wade Ousmane Sonko du Karim Wade du Khalifa Sall dama ni sama sëriñ bu baax ba Cheikh ci wàllu mbooloo non wàllu moo tax ma jëm si Cheikh Béthio sama sëriñ bu baax boobu ñu koy ñaanal yàlla na fekk ci sëriñ Saliou fa mu nekk mais moo ko ëpp maqaama ëpp koy nit ëpp ko lu ne keroog ba nu ko tuumaalee dem di ko jël dafa nangu kenn déggu ci dara parce que booba it feebar amu fi coono amu fi dara amu fi fii kii dafa tombeek coono gu fi amoon rek yow xanaa sénégalais yi ñoom danoo naan kaan yi ba nit ku ne lu la neex def man damaa mën a taxaw fii di wax na nit ñi génn li ma fi def kooku da ko fee def lu mu fi def
non soyons sérieux ca ñu jub ca ñu nekk nit ca ñu bañ a nekk naafeq. ma ne kooka di Ousmane Sonko bu fekkee da nga ko bëgg a fénatal néewal ko doole yaa ngi def erreur. waaye man néewaluma kenn doole. yàllaa fi nekk yàllaay dooleel nit man du ma dooleel kenn. xam nga lu ñuy wax espoir yaakaar bu ko ay nit amee ci ay nit wala ci kenn kuy politique fénatal ko wala néewal ko doole. loolu erreur la yaakaar Sénégal yi yaakaar la ñu am ci ñëpp ci Sénégal la ñu am. seen yaakaar dafa tas ci Macky Sall. ñu wëlbati ko ci Ousmane Sonko. Sénégal tasul ci naafeq yi rek la seen yaakaar tas ci Macky Sall naafeq yi rek. naafeq yi rek la Sénégal tey naafeq yi rek ñoom la seen yaakaar tas ci Macky Sall. xale yi amul xëy ku mu. mais xale yi amul kii yàgg nañ fi ba nu juddoogul ba tey xale yi. léegi moom mu toog fi juróom-ñeenti at mu toog fi juróom-ñeenti at dama ni Senghor toog na fi ñeent fukki at xale yi amuñu woon xëy. Abdou Diouf toog na fi xale yi amuñu woon. loolu problème mu Senghor la ñun Macky la ñuy wax. non dama ni Macky yi mais li mu man mi ngi koy def. lu mu def li mu def li ma toog di la ko wax li mu def mi ngi koy li mu man mi ngi koy def kenn mënu la dajale lépp su sañoon tey ñëpp xëy suñu kër yi ñun ñu ko moom sax dañuy am ay doom yoo xam ne xëyunu luñ ci man mais soyons sérieux bu ñu nekk naa fekk koo xam ne mi ngi liggéey dëkk bi bay changé nan dem ba fin 2023 xam nga gars yi liggéey bi muy liggéey danoo xam ne lii su sottee xëy na dëkk bay taxaw sax ni kii du fi jógee amul sax élection xëy na loolu la ñu xalaat ci Macky Sall la gën a démocrate ñëpp su boobaa day taxaw ni élection yi suy dem Macky Sall su doon demit moom dana taxaw ne dama leen di organiser élection yi parce que Macky Sall Sénégal la bëgg buñ ko féetale fu mu dëkkul nan delloo suñu xel nan jub nan gëm yàlla nan nangu ndogalu yàlla Macky Sall yàllaa ko fi teg nan nangu ndogalu yàlla. bu waree dem tamit dafa war a dem bu amul droit troisième mandat warul. lan jéem a yóotu beneen mandat 2024. mais tey man wax ju dikkagul du ma ci wax suñ demee ba 2024 danañu xam li ci kanam raw li bët jarul di xàcc di dóor ak di bëgg a tilimal liggéeyu jaamur. di wax ju dikkagul Macky Sall dañ koo fal pour 5 ans mi ngi ci 5 ans nan ko bàyyi mu liggéey. en tout cas Ousmane Sonko daal. yéen bëggu leen sax Ousmane Sonko dañ koy bëggul yéen su ngeen sax Ousmane Sonko du fal yéen Ousmane Sonko xale bu baax la jàng na borom mbokk la Sénégal la dëkk mais yéen ak parti yi ko topp ak ñu nga xam ne dégg nga maam ñoo gën a bañ Ousmane Sonko chef de parti yi toog ak moom. di ko wër opposition bi ngay waxal. opposition ñoo gën a bañ Ousmane Sonko suñu sañ Ousmane Sonko suñu yàlla xam nañ suñu sañ Ousmane Sonko ñu tëj ko keroog. taxawaalu gi ñu doon taxawaalu ji këram ak ñëw di toog ak mu toog seen kii kenn bugg ko ci. dañ doon nice di def jëf yi naa fekk kenn bugg ko ci parce que Ousmane Sonko mujjee ñëw gën leen a siiw nangu seen aura ñoom ñëpp ñu taxaw tey mën nu cee lekk ñu ne nañ ci xëpp suuf. waaye yeneen ngeen bëgg a laxasu ci mbiru Adji Sarr bëgg koo sàkkal pexe. Adji Sarr kenn laxasuul ci mbiram Adji Sarr a porté plainte am man ba muy dem ci Adji Sarr xaw ma fekkewu ma moom moo taxaw daal ni da doon maase wu ji moom moo ko waxal boppam kenn waxalu ko da doon faju ji am na droit nag maase wu am na droit faju ji la fa xew nag man du ma ci wax parce que fekkewu ma ña ci war a wax doonu ci wax ñu ngi koy seet lu ci war a du moom rek a mas a maase wu ji du moom rek lañ fi mas a jiñ loolu bu nu boole yu bokkul affaire Adji Sarr affaire politique du benn yooyu yoonu Macky Sall nekku ci ba muy maase wu ji tàgguwul kenn moo dawalal boppam oto mbaag su ko Adji Sarr jiiñee dara na fexe ba wane ni du loolu man de su ma sañoon loolu du nekk dëgg yéenewuma ko ndax yéenewuma benn sénégalais loo xam ne mais nag maase wu ji sénégalais yëpp koy def jiiñante yu mel noonu yàgg na fi am du jëkkewu ko fi jiiñ nañ ko fi ku ne ñun nag yàlla nañ ci yàlla musal ba duñ ko jiiñ ndax man de du ma maase wu ji sax man bañ naa ko su may maase wu ji sax ci seen waay lay dem. léegi ba tey ci kàddu yi Macky Sall yëkkati woon ak li mu fexe ci ay xalaat ne dafa bëgg a gën a nekkal taxawaayu ndaw ñi ci réew mi ngir ñu jàpp ci dara. loolu ndax dafa war a ànd ak yow ci sa gis-gis mu soppi ñi koy liggéeyal gouvernement beeg yenn direction générale yeeg ñoom seen. war na cee soppi ñu bari. ah bon waaw ñu bëri kay. war yëngal bu baax ñu bëri war naa yëngal bu baax. jëli mais président Macky Sall dafa amoon ay nit ñoo xam ni mais xam nga fii soo baaxee rek da doon dem président Macky Sall nit rek la. yow sa biir kër sax mën ngaa ñëw ñu fexe ba di la jéem a booleeg say doom di la wax ni sa doom seen nañ ko ca baar ba seen nañ ko fekk lu dëgg nga defee ni man ku mel ni Boun Abdallah Dionne nga xam ne moom Macky Sall depuis Mathusalem kooku nga xam ni Macky Sall mooy. bàyyi non damay wax. sa xarit la rek sa xarit la question xarit man ñëpp sa xarit la man ni la ku mel ni Mimi Touré. ku mel ni nu mu tuddati Amadou Ba ay Aly Ngouille Ndiaye mais ñooñu da doon liggéey mais
tey da ngay toog ci wetu Macky Sall doo gis kenn à part peut-être man de kenn rek laa ci teg koo xam ni man wóolu naa ko muy Mahmoud Saleh te bi ko fi am Macky Sall tegee xam na ko fee tam dëmm sax lu ne ñu jiiñ ko pour bëgg mu sori Macky Sall parce que su ko soree pour ñu man di gën di nu mu tuddati manipuler le président parce que moom xam na ni moom buggul dara moom itam dëgg rek la xam dëgg lay wax Macky Sall lu koy defaral tax seetul leneen mais toog ci wetam wala nga nekk ci gouvernement ca yow doo wax Macky Sall mukk loo xam ni loolu di ko booleeg nit ñi manque de générosité total. yaa ngi réglé ay compte ba léegi. réglé wu ma compte. li may wax ñëpp xam nañ ko kuy sénégalais. laaj bi mooy ba xam ñi muy liggéeyandool fi mu toll nii mën nañu wala mënuñu danoo tëlee am déet. suñu manee it loyalu nu ak Macky Sall fa leen doon seenu defewuñ ko parce que man moo tax ñu jël leen ñàkk tële moo tax ñu jël leen mais soo manoon soo dàqoon a jàng ci àddina gën fee nekk technicien ci loyalu seetoo lu sa intérêt seetoo intérêt borom réew mi kooku yàqu tële yam yàqu mënu la yam te ñu bëri seen bopp nga defe ne nooy jaamoo sa soxla ba falu dootoo wuyu téléphone askan wi nga xam ne ñoo fi teg président Macky Sall teg la fi ñoon falu nu ci kenn ci ñoom le président Macky Sall lañu fal mu dagg ci parcelle yi jox leen sédd leen ni leen nekk leen relais sama digganteeg askan wi te duñ leen dégg duñ leen gis lu leen Macky Sall sant duñ ko def ñooñu ba pare ñuy bëgg a critiquer Macky Sall ak yooyu Macky Sall dafa mën a nekk au four et au moulin. wax ak askan wi tey Youssou Ndour kër gi moo ko moom mais tey su amul woon tey ay employé yoo xam ne yu ko gëm yuy liggéey kër gi yàqu il faut mu am ay nit yoo xam ni tey ku bëgg a yàq kër gi sax ñooñu taxaw ci kanam. teg nga bët kër gi de. waaw sama kër. parce que sama kër. léegi gone yi Macky Sall ne am na ci lu ñu war a mën a jàpp ngir mën dara. sàmm seen njaboot dimbale seen i mbokk. liggéey yi ñu nas ne moom lañ leen bëgg a jox. yow noo ko gisee bu weesoo jàngalekat ñu war a jël ci 65000 emplois yi mu wax ne 5000 yi ay jàngalekat la ñuy doon li ci des ci wàllu mbay meeg pavage ak ñoom seen. yaakaar nga ne bii yoon nag yëf yi dana jàpp. mën naa jàpp ci kaw organisation méthode lu amul organisation méthode suñ ko jëlee jox ko ay nit rek wala tijji agence jox ko nit ñu lekk xaalis ba di taxaw ñuy càmmante dem journaux yi commencé bind ku nekk yi ki réclamé du sotti. nit ñi war a gëm yàlla gëm Macky Sall jéem a taxaw pour jàppale le président Macky Sall xam ni lii alal la joo xam ne ku ko lekk da nga ko gis soo ko gisul sa njaboot dina ko gis kenn mënu fee yóbbaale dara àllaaxira milliardaires yi sax bi ñuy dem ñetti bi juróom-ñaari mètre percal la leen ëmb lan moo fi jar benn wut alal ji benn teg ba nar a lor askan wi te président Macky Sall indi dem wuti ni lii nañ ko féerale jeunesse bi pour ñu liggéey yow ñu nomé la rek nga defee lekk ci des ak commencé sans soppeekook sans say oto sans say nangam mais c'est pas bien mais président Macky Sall ay idée la maanaam a dem ay pexe la mën a wuti la am wuti ñëw ni dinaa leen tegal 450 milliards nii lañ koy defee mais du président Macky Sall mooy taxaw di pointer jeunes yi di pointer xale yi kii nañ ko jox li kii nañ ko jox la nit ñi ñoo war a amee seen njub loyal envers le président Macky Sall. pour loolu réussir. mais làmb ji ngay bàkkoo. lu mën ci gone yi. ana yan liggéey emploi la làmb ji jox xale yi Sénégal. dama ni xam nga bala maa dee nga ne nu mu mën ci gone yi mais xanaa mbëri du nuy gone. ah mbëri kay. dama ni sa classe gi bu doon ci yow ñoom la yaakaar gone yi mbëri nekk ci écurie yi seen dara du baax heureusement sax TFM séedee na ak CNG ngir organiser àllarba ju jot ay làmb. loolu yéen defu leen jël dërëm organiser CNG lan ngeen ci def da ngeen a indi leen. wane ko xam nga lu ngeen waroon def wane ko xale yi jëm kanam rek doyul làmb ji ñëpp a ngi koy gis da ngeen waroon a jël 200 millions joxaale waa CNG leen tëgg leen ci làmb ji ñoo ne leen ko ñu dimbali jeunes yi. loolu moom ruube la rek. waaw loolu ngeen waroon def nag. waaw da ngay ruube li tax defu leen ko du ruube. comme da nga may woo rek ci loolu. def leen yëkkati leen 200 millions jox seen. tontul ci lamb ji non dama ni lamb ji lu mu mënal gone yi Sénégal léegi kese naxu di bëy dama ni. sa yoon nekku ci. waaw kay sama yoon nekku ci. sama yoon a ngi ci sax. damay wax yaa ma ko laaj. soo ma laajul woon du ma jox. tey man li ma def ci làmb. ana làmb ban yokkute la am ci gone yi Sénégal. xale loolay laaj bi dama ni làmb ji gone yi Sénégal ñu jàpp tey ñu ngi bëri ñu ngi ci tabaxi kër mbër yi tey ñoo la gën a riche ñoo la certains ñoo la gën njiital écurie yi dama ni waaw ba tey même su dee njiital écurie yi njiital écurie yi yow li mbër yi yor gone yi ne ci ginnaaw di entraîner chaque jour te jàppuñ ci dara say waajur jàngal lépp li nga daj ci am njàng li nga xëy li nga def lépp
mbër yi la ëpp leen lépp looy jaay mu ñoo la gën a rafet kër ñoo la gën a rafet oto ñoo la gën a lépp ñoo la mbër yu mag yi même mbër yu mag ba tey mbër yu mag yi mbër mu ndaw mooy nekk mbër mu ay junni gone ñu nekk ci écurie yi mais mbër mu mag mooy nekk mbër mu ndaw mooy nekk mbër mu mag doomu Diène Kaïré sama doom jooju doomu Boy Kaïré bi bërki démb daaw gone rek la fi woon tey dana mooy nekk mbër mu mag mbër yu ndaw yi yëpp ku ci sérieux un cas sur 1000 ah waaye un cas sur 1000 un cas yow ñaata nga jàngal loolu ña nga jàngal looloon xëy na tiers bi wala 10e bi tax a liggéey wala ñoo ci tedd àddinaa demee noonu àddina moo demee noonu ñëpp mun noo boole ndooyam suñu baaraam yi sax tolloowul mais làmb ji au moins mi ngi soulager nit ñi. non xam nga vraiment. waaw mi ngi soulager nit ñi. soulagement am na mi ngi soulager tey làmb. soulagement taxuñoo jóg. non nit ñaa yokkute lañ wax développement mi ngi yokk tey làmb ji développement économique xoolal ñu doon jaay t-shirt yi keroog da ngay gis sa mbër taxaw nit ñi nem defari ay 1000 t-shirt 2000 t-shirt jaay ci am na ñuy kii nit ñi di jaay ay truc nit ñi di ci liggéey télévision yi di ñu jëkkante di ku nekk liggéey ci làmb ji amee seen i site ku ne bëgg ci lekk ci làmb ji bëgg a dugal di wuti vue di encaisser ca làmb du ko yëpp vous exploitez la lutte te defal leen dara mbër yi. waxuma ba tey ba xam làmb ji mi ngi jox xëy ndaw ñi. dama ni làmb jaa ngi jox xëy ndaw si parce que tey làmb rek làmb xew ci dëkk bi loolu la yàlla dogal mënoo ci dara làmb xew ci dëkk bi nit ñi moom la ñuy waxtaane politiciens yi sax bala ñuy kii dara ñu ngi lay envoyé message tey patron yooyu yëpp boo ñu envoyé message nga laaj ma loo ma laaj ma tontu. maanaam. loo ma laaj ci message yi lay envoyé ma tontu. déedéet man ci télévision maa la jiitu ci télévision maa la gën a xam télévision de walaay bul sa ordinateur nga amee li nga doon laaj mi ngi ci yii ñu lay yónnee. boo amee émission da nga koy waajal. waajal ko sa ordinateur mais yii ñu lay envoyé sa portable loo ma ci laaj ma tontu. kenn envoyé ci portable baa ngi nii. waaye dama maa la gën a naan. dama ni Gaston Mbengue. waaw fii ñu jëm. ci li nga xam ni moom mooy. wàllu làmb ji nga xam ne ci ngay yëngu. bu weesoo bu mag ji nga tëgg dimanche. yàgg naa tëgg yu mag man yu mag rek lay tëgg. ak loo ci nas ci fan yi ñu jëm. lu ma nas ci lan. ci combat yu mag. mais bari na. Balla Gaye 2 Bombardier ngi nii. waaw Sa Thiès Moussa Ndoye ngi nii. Pakala Forza ngi nii. ak yeneen yoo xam ne maa ngi nii di ko taxaw tey ji guddi rek war naa joxe avance. koy joxe avance doo ngeen ko xam parce que yéen ay yàqkat ngeen. da ngeen di yàq yéen a ma doon jéem a yàqal. ay yàqkat ngeen lu ngeen xam bëgg a yàq ca man nag kenn du ma yàqal mooy bee ma ngeen moytu ma ku may yàqal nag lu la ci fekkit yow man du ma yàqal kenn mais bu ma kenn yàqal du ma tooñ kenn mais bu ma kenn tooñ Gaston mën naa xuloo 1000 fois mais du ci tooñ benn yoon bee boo ñu tuddee ma xuloo kat mais du ma tooñ. allez-y. ci wàllu ndaw ñi la ñuy des. waaw. ndax ko ci mel ni Idrissa Seck te fekki Macky Sall. waaw léegi di liggéey ak moom jiite conseil économique. social et environnemental. waxoon na ni. lu ci mel lu mel ni HCCT bi sa rakk Aminata Mbengue Ndiaye jiite. dañ ko waroon tas jël xaalis ba dugal ko ci yokkute askan wi. mais yooyu dafa bokk ci réew nit ñi soxla ñi rek koy wax loolu ci ko falu woon doo ko wax ñàkk a falu rek a tax ñu koy wax ñi falu rek a koy wax. au conseil collectivité dama ni au conseil boobu Aminata Mbengue Ndiaye jiite. xam nga li ngeen bëgg. wax ma njëriñ li. mais njëriñ li ñoom xam nañ ko Macky Sall xam na ko Macky Sall. kon yow xamoo ko. non jéewu ma ko xam sax. jéewu ma ko xam te bu loolu du ma ci wax parce que xam naa ne Aminata Mbengue Ndiaye lu ñu ko jox c'est pas parce que c'est ma sœur lu ñu ko jox da koo mérité lu ñu ko jox rek da koo mérité daf ko ñefe daf ko liggéey daf ko fee fekk te moom nag bokkul ak ñiy tëj téléphone xam bañ na ko ba xamul sax na ni manipulé yi WhatsApp ak yu kenn xamul yooyu. moom population yi la xam. est-ce que nekk Macky da leen di sagal rek. parce que non du question bu dee doole politique moom. Louga xam nga Louga. Aminata Mbengue amatu fa dara daanaka. dama ni waaw Aminata Mbengue chef de parti la moom la Ousmane Tanor Dieng dénk parti bi ba mu fiy jógee yàlla na ko yàlla yërëm. ñu war a yeesal nag. waaw ñu war a yeesal def élection ci biir parti ba mu démocratique. ñu war a yeesal. kooku du problème am xëy na nit ñee tiit Aminata Mbengue fa mu juddoo ak fa mu yaroo yii du politicien jikkoy politicien yi nekkul ci moom gor la dafa loyal te le président Macky Sall xam na loolu c'est pas parce que c'est ma sœur. on peut. bon d'accord. Idrissa Seck daa nga taxaw fii ne ku ko laal daj sama kaw laal kooku moom ci mbedd mi ku ko laal daj sama kaw kooku man maa ko wax te tey laa ko gën a wax. dama leen di aar samay rakk samay doom kenn du leen laal. xaalisu au conseil bi daal ak caisse noire gam yor xajoon na ci nit ñi ci askan wi. ci nit ñi la koy joxit moom lu mu fa am salaire keesam sax nit ñi la ko daan jox. amul ay puugare yii nit ñi def kër ga mu mas a dëkk
fa la dëkk fii ci Sacré-Cœur soo demee këram nag ca waañoo nga koy fekk bokkul ak puukare yi nit ñuy jaay Idrissa Seck mi nga wax ba ñu tuddee ko mburoog soow xam nga yéen daal Sénégal li ngeen bëgg mooy ku jógee ci pouvoir dem opposition ngeen tàcc ko tu es courageux tu es guerrier nga voilà ngeen commencé ko invité seen plateau yi bëgg koo def héros ku jógee ci opposition dem ci pouvoir ñu ni mburoog soow xanaa kon ki jógee ci pouvoir dem fee ci mburoog poson lay lekk parce que pouvoir moom soo jógee dem opposition poson ngay lekk. nguur gu nërmeelal askan wi kay. nguur gu nërmeelal askan. ban nguur gu joxul askan wi li mu soxla li ngay wax c'est dans ma ne nguur gi da nga may bàyyi ma laaj. ma ne nguur gu joxul askan wi li mu soxla jóge ca day gën a dagan dem ca. waaw mais nguur gi nag moom mi ngi jox askan wi li mu soxla li mu def li mu man yëpp mi ngi koy def. nguuru Macky Sall waxu. xam naa ñi seetaan ñi ngi lay ree man sax waxuma nguur gi. ñi seetaan ak li ñuy yëg seen yaram li ñuy yëg saa yu ñu xëyee. dama ni booy wax li ñi ngi lay ree encore damay bañ nuance. waxuma nguur gi parce que nguur gi am na ci ñoo xam ni defuñu li Macky Sall bëgg mais Macky Sall moom yéeneem ak li muy def pour askan wu jëm kanam rek ñi mu nekkal suñ ko toppoon allure bi mu nekkee askan wi dana gën a jëm kanam fast track bi muy wax dana am mais nag soo jëlee sa yëf dénkaane ko ñu ngi ko dénk seen bopp rek la ñuy xalaatuñu leneen kooku kenn mënu ci dara le président Macky Sall lu mu ci ban di ñaan yàlla rek yàlla soppi nit ñi daal ci li ñu wane ñi nga xam ne ñoo dugg seen xol mooy ñoom Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ak ñoom Dame Mbodj ak xeet googu. ba parce que xëy na man ñi baax ak ñi bëgg lu baax ak nit ñi ak noble yi ak ñi saint d'esprit bëgguñu ñooñu. ñi nga xam ne yàq. il faut nga respecter ñi ànd ak ñoom dama ni il faut nga respecter ñi ànd ak ñoom aussi dama ni ñi nga xam ne nag lu bon la ñu bëgg yàq la ñu bëgg taal réew mi la ñu bëgg parce que ni ñu waroon a mel meluñu ko wala li nit ñu baax ñi am amuñu ko wala kër yu rafet yi amuñu ci ñooñu ñoo sopp ñooñu pour bëgg réew mi ñëpp mel ni ñooñu soo bonee ko bon rek ngay bëgg. ñu ngi ma limal ñan nga may limal yow réew mi tàngu yow réew mi ak il faut que nga respecté ñi bokkul ak yow gis-gis. non respecté naa ñëpp yow yaa respecté wul au pouvoir bi yow yaa respecté wul pouvoir bi yow mi bëgg a rabaisser pouvoir bi au détriment de ay ñoo xam ne dégg nga maam ban ñooñu soo leen joxoon réew mi bon xëy na yéen man ngeen leen a jox réew mi jox leen réew mi. da nga du ngeen ci góobee gar ko. da nga jàpp ne Ousmane Sonko mënut a yor réew mi yow du question Ousmane Sonko bàyyi leen Ousmane Sonko yéen a ngi koy tooñ Ousmane Sonko réew du question Ousmane kan moo war a yor réew mi. de façon que fi yàlla teg daal mi ngi ko yor en attendant ki koy yori nag yàlla rek ko xam ki koy yori après yàlla rek ko xam ki yàlla yaakaar ni mën na koo yor mu jox ko sëriñ sépp képp kuy xalif général képp kuy nit koo xam ni dégg nga maam nitu yàlla dëgg nga ànd nga ceeg Macky Sall sopp nga Macky Sall jox na la si moom ku yor réew mi dañ lay jàppale. waaw voilà njëriñu réew mi. waaw mais loolu moom jarul ndamoo. waaw non mais am na ci njëkkee leen ko. waaw d'accord jarul mais am na ci ay sëriñ su ndaw soo xam ne dégg nga maam dañuy wuri. léegi moom buy dem kan nga yaakaar ci gis-gis moom la war a xëcc ne ko kaay ma teg la nga. xaw ma ko de su ma ko waxee dama. am nga ci péeteem aw ma ci kenn Macky Sall daal yàlla na ko yàlla dimbali jàppale ko ci réew mi. xam naa ku mënti doon itam nga tëggal koy làmb ne far naa ci yow. man déggoo ma ni la ku yàlla dogal yàlla na yàlla li muy dogal sax yàlla sax lu baax rek lay dogal ci réew mi ka muy dogal nag mu yor réew mi di liggéey réew mi su ñëwee man dama koy jàppale mu liggéey réew mi parce que réew mi. yaa bëgg lu yomb. waaw damaa nangu dogal yàlla. yow nanguwoo dogal yàlla. yow nanguwoo dogal yàlla yéen daal nekkewu leen fi loolu ku fi yàlla teg rek ngeen sikk ko sikk rek yéen ku Ousmane Sonko mi ngeen di wax su ñëwoon du fi am une semaine yéen a koy jëkk sikk. d'ailleurs bi ko histoire bi dalee rek ku ci ne wax ñi ngeen di wax ci télévision yi li ngeen wax ci roq beeg su ngeen nekkee ci keppaar yi ak su ngeen toogee seen salon yi lu ne ngeen koy jëw moom ak du moom ak non kii dafa kii lu ne ngeen koy yekk su ngeen toogee ak moom di ko jeter ay fleurs su ngeen toogee ci télévision yi nit ñi di leen seetaan ngeen di wax loo xam ne gëmu leen ko. bàyyi leen yooyu baaxul. entre nous Macky Sall ci ñi ko wër est-ce que gis nga ci ko yaatuy mbagg goo xam ni tey jii dina neex a puus pour mu dem. kooku Macky Sall ci xam dara ca Macky Sall est-ce que taxaw na pour que pousse ak yooyu bon ki yàlla dogal ni moo fi nekk mais Sénégal bari na ay nit ñoo xam ni mais bari na ay homme d'état am na ñoo xam ne xëy na xamaguñ leen sax ñëwaguñu sax kenn xamu leen bis bu jotee yàlla danañu indil koo xam ne dana mel ni Macky Sall
kooku yàlla rek ko xam. Macky de ay manqué moom bis bu yàlla sax ñu limal ko. kan gi ci liggéeyam. manqué naa fekk yi koy limal. waaw naa fekk rek koy limal ay manqué. le Macky Sall est quitte avec sa conscience. kon lépp mat na. ma ne la mi ngi def lépp lu mu man mi ngi def bay def lu mu mënul li ci des nag moom mbiri yàlla la. li ci des mbiri yàlla la il faut ngeen gëm yàlla nangu leen da ngeen di gëm yàlla. mënu leen a wax mënu leen a dajaloo ci seen télévision yi mënu leen a débat mënu leen a truc ba yàlla jële fi Macky Sall ci àppam jot. fi mu toll nii wéet na lool ginnaaw yi fi xew. gis nañ ko buy wax ji dafa sedd lool léegi. pas vrai te non. mi ngi négocier di Macky Sall mënul wéet Macky Sall liggéeyam gis nga yi xew nii ak yi nit ñuy wax calculé wu moom dana xam li mu ci war a def dana ko def bi mu dégloo jeunes yi gis comportement yi comprendre na leen c'est normal mu comprendre leen njabootam lanu mi ngi wut ay solution c'est normal. moo leen njaboote mais teewu ko nag mu toog di liggéeyal réew mi di toppatoo li nga xam ne mooy réew mi. premier ministre da ko war a indiwaatam déet ci sa gis-gis. pour man da ko war a indiwaat. pour mu jàppale ko sax. pour man da ko war a indiwaat pour mu jàppale ko pour mu nekk ci digganteem ak ministre yi di surveiller ministre yi nga xam ne dégg nga maam ak directeur yi nga xam ni dégg nga maam kenn def ci seen liggéey. kenn def ci dara président Macky Sall mun la nekk au four et mu ne. il faut mu wut koo xam ni day taxaw di ko moo ko teg boppam di ko coordonné mais moo ko teg boppam non loolu question moo ko teg bañ ndono rek moo taxoon mu def ko bañ ndono bañ ndono yow kii yàlla ñu fal ko réew mi fal ko 58% mu xëy suba def li mu def ngay wax bañ ndono 58 moom am na lu ci ruus ci li fi mujjee xew dara dafa yokk li fi mujjee xew kay ña dem ñi ngeen di tuddee mburoog soow Idrissa Seck 20% la bon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ña mu àndaloon di wote ñëpp ànd dem nañu ànd ak moom muy Madické Niang muy Issa Sall muy ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu woon sax ñëpp dem ànd ak moom ñi ci des sax ñu bëri bëggoon nañoo dem ànd ak moom xëy na danoo xaar jotuñu. wala ñu doon yaakaar dara. jotuñu ko daal di taxaw fippu bari nañ ci. waxoo ak Malick Gakou j'espère. non Malick Gakou sama rakk la du ma wax ci moom. Malick Gakou sama rakk la du ma wax ci moom. ku doon waaj a dem. bari nañu. mais Malick Gakou sama rakk la bëgg a jaxase xel yi rek xam nga. waaw non du question jaxase xel yi bari nañu. mais danoo war a muñ. wala ñu dem taxaw ba ca président Macky Sall lan la président lii ñun ñu nga woon fële mais tey réew mi daal vraiment kenn mënu koo seetaan lii ak lii baax na mais ku ci ne am nga sa xëy na xalaat boo xam ni soo demee ba ci président Macky Sall wax ko xalaat la bu baax président da koy déglu ngeen ànd liggéey ko mais mënoo toog rek amee sa xalaat toll ci télévision ci rajo yi di ko sikk di ko xalab loolu développé réew mi ñun ñëpp ko bokk su tàkkee ñun ñëppay tàkk. tàkk bañ ci troisième mandat. yéen bañu leen ko lii fi xew. yéen bañu lii fi xew troisième mandat lii fi xew keroog. encore une fois bis bu Macky Sall sampee ndëndëm troisième mandat. dara du ci xew boo deful ndànk yàgg nañ koo wax dara du fi xew su sampoon ndënd ni waxuma la troisième mandat mais quatrième ak cinquième yëpp laay boole woteendoo sax dara du fi xew nit ñi dañuy sóob rek su boobaay dara du fi xew. li nga wax ni foo ko teg. parce que damaa xam Sénégal dara lu fa xew yow ba ñuy génn yow keroog da ngaa génn ak say morom kenn dafa génn dañoo génn dal suñu kaw. de génnu leen da ngeen a làqatu yéen ñëpp bàyyi da nga maam ñi nga xam ni da nga ay xale yu ndaw ay doomi jaamur boo ñu jaxasoog nag ay bandi di génn di taal ak di lakk ay doomu jaamur di ci dee yéen a leen rey. yéen ñu mu. yéen xam nga waxtaan bi nag da ngay waaru. yéen a leen rey de. yéen ñu mu. yéen ñi monté nit ñi di influencer di wax nii lii baax na lee baax na yéen a rey nit ñi yéen la du keneen. presse bi dafa war a nekk une presse éducative di éduquer nit ñi di dalal nit ñi di xelal nit ñi. presse bi la def li nga doon de. kan ci man. waaw man di wane say combat. waaye di la jox kàddu ngay wax dama ni man presse bi man li ma doon yàlla ma ko def. man yëpp presse bi la kon. kon yow amoo lu dara looy gërëmee presse. presse bi dama leen di ki lañu bokk Sénégalais dama leen koy gërëm presse bi dañoo am mérite mais presse su léegi bii moo soppeeku parce que tàng xol yee ci bari. ay donneurs de leçons ay chroniqueurs fabricants ay yu kenn xamul ñoo fi bari léegi di yàq bëgg a taal réew mi. nit ñi du ko nangu man bañu maa dee benn yoon lay dee du ma dee ñaari yoon j'ai pas peur de mourir kenn du dee ñaari yoon. xam nga salfaañe réew mi weesul troisième mandat bi ngay foyee ni bu amee dara du xew. mais ban salfaañe pour que ngeen bëgg a teg nii troisième mandat dafa jar ngeen rey doomu jàmm ci yéen ñay rey du ngeen ko yéen du ngeen génn su boobaa. ku ko warta laaj waroo ko laaj. dama ni. ku ko warta laaj waroo ko laaj xam nga lu ngeen man wax. ku ko la warta laaj waru ko laaj bis boo troisième mandat ngeen yee xale yi génn leen ba pare tëju seen kër yéen tëj seen i doom tëj seen i jabar yebal ay doomi jaamul pour ñoom ñu dem taal réew
yéen ñi nekk ci plateau yi wax yëpp kenn du ci génn. léegi ñu jeexal parce que vraiment dañ jeexal fii ba suba ñeme na la. wax nañ làmb wax politique. waaw ñu fàttali ni mos ngaa bokk fédération football doon fa vice président noonu la. nekk président ASC Ndiambour. waaw comme sport moo la taxoon a ñëw ci émission bi. bu ñu nee làmb ne football ñaari sport yi gën a. yi gën a may gërëm waa Ndiambour bu baax di leen encouragé. ñu gën a góorgóorlu di gërëm seen président Moustapha Diop. maire Louga moom itam mooy maire Louga di président du Ndiambour moo koy gërëm di gërëm nag waa Louga yëpp muy ñoom Mamour Diallo ñoom Boun Khatab Silla. la bataille de Louga sera dure local. benn bataille du fa am ñun ñëpp su boobaa it dañuy toog waxtaan. Aminata Mbengue dina yóotu wala non Aminata Mbengue seen bàjjen bàyyi na maire bi. non seen bàjjen la. seen yaay la seen bàjjen la. ñoom ñëpp daf leen a uuf Aminata Mbengue tedd na lépp lu ko waroon nag yàlla defal na ko ko Aminata Mbengue du njëttikatu ndab. dama doon wax ci sport bi ak football bi. ndax ci làmb ji la ñu dooree. li nga nekkoon président ASAC Ndiambour. club Ligue 1 football Sénégal bokkoon ci fédération bi ay jamono xuloo ak ñoom Augustin Senghor ndax foo dem xuloo fa. non man ba ma xuloo ak ñooñu ba léegi sax jàmm rek laa am ak ñoom. man déggoo li ma la wax. même su ma xuloo ñoo ma tooñ man du ma tooñ. man ku ma xulool yaa ma tooñ ndax dëgg rek laay wax nag fu ma toog mënu ma fa wax dëgg yàlla ma fa yàlla rey. nekk fa président commission marketing indi fi mayo yoo xam ni kenn xamut lu mu doon. non kooku yaa ngi wax loo xamul. man mayo yoo fekke wu ma ko sax. man ba ma fa nekkee it sponsor ci la dellu si fédération sama sponsor yi ngay gis ci làmb ji man nitu relationnel la man nit ñi xëy na Samba boo yéeg ñoo ma bañ ak di wax ci réseau yéeg di ma xas ak di nanga mais nit ñu baax ñi Sénégal bëgg nañu. Aliou Cissé ak système am bi indi coow ci ñaari match yi mujj ci qualification CAN bi. ñi naan léegi vraiment doy na dem yow lu ciy sa xalaat. am na Sénégalais yi am nañu droit ni doy na dem Sénégalais yi am nañu ci droit mais est-ce que war naa dem de façon loolu am na ñu ko dénk fédération sénégalaise de football ñoo ko nommé ñoo koy évaluer. pourtant def na résultat. oui les chiffres parlent pour lui. les chiffres parlent pour lui moo tax man la fédération sénégalaise ñoo war a ñooy jël seen responsabilité ñoom ñoo ko nommé ñoo koy assumer ñoom de façon Aliou Cissé def na fi loo xam ni peut-être benn entraîneur mos ko fay def aussi donc te sénégalais la ñu war a bëggante nag waaw au lieu que ñu bëgg a nekk détracteur envers lui ñu war ko jima nag maslaak moom considéré comme un sénégalais nax di ko yedd di ko nax. di ko encouragé mu nangoo aussi remettre en question. waaw ba tey yooyu yëpp ci waxin la rek ci communication la bokk. mais dàq moom xalaatoo ko. non dàq du man may dàq du man may jël loolu responsabilité fédération sénégalaise de football la yooyu mënu ma cee dugg. parce que mais daal sénégalais la boo xam ni sénégalais yëpp war na ko mën a jàppale. def na 6 ans ñu doon joytu ñu jël entraîneur bu dëkk ci réew mi bàyyi ñi jëlee bitim réew. waaw am nañu ko. waaw mais boobaak léegi it boobu ba léegi ñoo raw ci Afrique nekk premier sur le plan ci classement bi. FIFA dem nañ fi finale coupe d'Afrique même su football bi rafetul même suñuy am ay critiques par Sénégal yàlla sax su wàccoon yàlla mi nu bind su wàccoon da nga gis ñu jël yet topp ko Sénégal ñoo mënul la consommer kenn ñoo mënul la accepter kenn. li ngay xas sénégalais yi bëri na trop. non question non ay sénégalais. sénégalais yi fi gën ay sénégalais yoo xam ne bëgg a taal réew mi bëgg a yàq réew mi ñoo fi nekk ay sénégalais yoo xam ne bëgguñu réew mi seen bopp parce que melul ni ñu baax ñi mel ñu bëgg a def ñu baax ñi ñu bon comme ñoom. jërëjëf Gaston Mbengue. jërëjëf Babacar. ñu lay gërëm ci waxtaan wi. maa ngi lay sant di la nekk homme d'affaires. promoteur de lutte di nuyu aussi sama xarit sama frère Youssou Ndour di nuyu sama avocat madame Coulibaly Aïda Coulibaly madame Ndour xam nga moom mooy sama avocat. kenn du yow. di nuyu ñëpp. loo dugg génn ci. waaw non man dugguma ci dara ak di génn ci dara. man damay liggéey man lu may def organisation méthode la fii liggéey naa fi ba tey ak ñoom tey doon nañu xëccoog man ay combat maam samay combat teg leen fi ni yekk bu forox dem ca El Hadji Ndiaye. gis naa Marème Ndiaye sa staff am nañu fa jóge woon ñëwaat nañ ñoom Mbaye Fall ak ñoom seen. waaw Mbaye Fall kooku professionnel la Mbaye Fall. c'est un professionnel. dafa ñëwaat soppi làmb ji bërki dem moo ko organisé sama communication yëpp moo koy def 2S. c'est un professionnel man du ma bàyyeenteeg nit rek te du ma reconnaître ay valeur am dama reconnaître valeur am moo tax ma jëliwaat ko mu ñëw. jërëjëf Gaston. jërëjëf. ba beneen ci yeneen anam xam naa mbokk